yi jërë ngeen jëf ñu fas yéene dikk ci seen site la Teranga point info ak la Teranga TV ci YouTube fas yéene waxtaanee li jëm ci président Madické Niang depuis quelque temps gis na ni mi ngi dox di dugg ci biir réew mi di dox ci ëttu këru diine yi ñu ne nag course contre la montre Madické Niang lan lay dox waaye te ay laaj yu bëri te am ci mbiri Madické Niang xëy na nekk fi candidat ak li ci xew yëpp ci weranteem ak Abdoulaye Wade dinaa ko doon ak du ko doon war naa ci Serigne Saliou ko ak war naa ci kii mais ak lu mu mën a doon Madické Niang li war a naan ku ñeme dal laa dee Madické Niang mi ngi ci ay tànkam mi ngi ci ay yitteem di ko dox te ba tey ji taxawagul la mu ne mi ngi ci la mu bëgg mi ngi ci te ba tey ji taxawagul ni dem na Tivaouane dem na Kaolack dem na feneen ak feneen ak la mu am ca diwaanu Touba Mbacké tey ji ba tax tey ji Madické Niang samp ndëndam mais est-ce que yokkul jug moom président Madické Niang ndaxte nag daa am benn yoon woo xam ne war nga ko jéggi ngir nekk candidat mooy mbiri parrainage yi PDS nee nañ ñoom parrainé wuñu kii di président Madické Niang seen parrainage pour Karim Wade la ñoom am nañ seen candidat Karim Wade Madické Niang gisaguma ay nit yu yor ay fiches ne moom lay parrainé kon pour mu nekk candidat ci lan la war a jafandu ci lan la war a téye ba tax tey jii mu samp ndëndam rek te tëcc ba tax mu mën a weranteeg Abdoulaye Wade ba tax PDS tey jii ñu mën a mere kii di président Madické Niang lu tax mu jaral ko ñu bari nee nañ président Madické Niang ci wàllu ko yoon bañ ku ko topp ci wàllu ko yoon bañ ku ko indil ay problème ci wàllu ko yoon bañ ku ko indil ay jafe-jafe moo waral kii di président Madické Niang te jii am dox yi mu doxee parce que gis nañ ci yéenekaay bi di Dakar Times ci week-end bi ñu génn publier Madické Niang ci ay signature yoo xam ne defoon na ko ci ay mbir yoo xam ne ci wàllu lii di meññeef yi jóge ci biir suuf mu amoon ay lu ko ci tuddoon ba tax tey jii mu ñëw jamono ji ñuy wax mbiri feer bi ak scandale yi ci am ak li signature ya ca war a am ak yooyu yëpp Madické Niang ne candidat la est-ce que du candidat wu kii di président Macky Sall ngir ñu mën a néewal PDS biir diwaanu Touba Mbacké lu mën a ne la ndaxte ne ku ñeme danu laa dee lu ko jaral mën a wan ginnaaw Abdoulaye Wade naam nee na moom Abdoulaye Wade du mës a taxalikoo du mës a bàyyi Abdoulaye Wade te dara du mës a dox seen diggante ci lu ñaaw mais teewul Abdoulaye Wade ñeme mere na ko ba jàpp ni wor dox na seen diggante waa PDS gis ni daa am ku nekk ci ginnaawam léegi kan moo ko war a parrainer ba mu jàll wala nguur gi moom moo nar a yëkkati ci ay parrain jox Madické Niang dem lu mën a ne la parce que buñ ko ngembee il faut que ñu jàppale ko mais gaw ma ni man temps bu gàtt bi Madické Niang dina fi am parrain yu tax ñu naan parrain gawma loolu kon tey jii bu sëggee ci lii rek am lu mu yaakaar wala boog mu doon plan B wu PDS comme nee nañ amuñu plan B am ba Z comme mun na am ñu am plan A prime bi mun na doon président Madické Niang parce que nag Abdoulaye Wade ku ñor la ku muus la bu demee ba wuree wane këng ñu xam ne kii di président Karim Wade mënatul doon candidat te PDS mënut a dem élection te amul candidat ñu ne Madické Niang moo fi sës entre le pire et le mal il faut choisir le mal Madické Niang moo fi sës te boobu Madické Niang jot na dox ci dëkk ba ñëpp xam ko parce que ñu bari doon wax naa Madické Niang kenn xamu ko budul Touba kenn xam ko Ndar xaw nañ ko xam tuuti mais ñi ko fa min sax bariwul tey jii mi ngi dem ci ëttu këru diine yi mi ngi def course contre la montre Madické Niang di dox wala ji bari ci ay mbiram ak ci kan moo ko ngemb nguur gi la wala waa PDS ñooy muus lu yooyu yëpp ay laaj la parrainage bi nag buñ ko xëy am na ñu ko ci jiitu boo nee ay Sonko ni ay Khalifa yi nekk ci kat ne Karim Wade ni ñeneen ak ñeneen ba ci ay Idrissa Seck tey jii Madické Niang bu nekkee ci seen ginnaaw di jug pour mu egg fa mu jëm te gëm naa ne Madické Niang à son âge du xaru di bàyyi Abdoulaye Wade te teewul ci lu dëgër man gëwuma loolu kon laaj yi bari ci mbiri Madické Niang beneen laaj bi mooy Cheikh Tidiane Gadio pourquoi mu dem seeti président Macky Sall pourquoi ñu ànd bettu ma parce que ne ku bëgg a lab boo ko tàllee jaas sax da ciy téye Cheikh Tidiane Gadio ñëpp xam nañ ay mbiram am na fi ay jafe-jafe États-Unis ñu gis parlementaires yi nekk ci nguur gi jàppale ko gis nañ fi moom ni néewal ko fi doole ba am yu mu fi doon organiser jëm ci wàllu terrorisme nguur gi nang ko mujj bi di ko organiser mais gis nañ ni amoon réussite bi mu war a am Cheikh Tidiane Gadio ak expertise am ak panafricain bi mu doon peut-être mu jege nguur baax na ci moom quelque part parce que dina mën a apporter dara même ci diplomatie bu Sénégal mais image bu Sénégal mais moment bi mu ko def est-ce que nekkul ni looloo fi sës est-ce que nekkul lu mu gëm mais nag da ko def parce que dafa nekk ci ay jafe-jafe tee nañ ko ci États-Unis seetal nañ ko dellu si na parlementaires yi jàppale nañ ko te ñi nekk ci nguur gi te jamono gi ñu koy jàppale jamono jooju la ñuy lever immunité parlementaire bu Khalifa Ababacar Sall pourquoi ñu mën a toroxal Khalifa Sall jël dara di ko lebal kii di Cheikh Tidiane Gadio kon li ñu doon lebal kii di Cheikh Tidiane Gadio bor bi tey ji mut nañ wax ni fayeeku nañ ko
fayeku nañ ko ci Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio di rejoindre transhumance yi parce que aussi tam bu demoon sélection élection moom Cheikh Tidiane Gadio lan la fay amee ak lan la mën a jariñ ci élection tey jii ci côté opposition bi musul nangu aligné wu ak opposition bi moom boo musaan wax ay waxi troisième voie la lay wax ay waxi panafricain wax li ak lii kon tey jege gu mu jege nguur gi dina am lu may nguur gi dara ca côté Fouta dina am lu mu ko mën a doolee kattanal mais Cheikh Tidiane Gadio tey jii mun nañ wax ni ci wàllu politique poids plume la amul doole bu tax tey jii mu mën a jàkkaarloog président Macky Sall kon nag wolof Njaay li ñu faral di wax rek teel a nangu day woyofal ay duma kon tey jii mun na nangu kii di président Cheikh Tidiane Gadio mu dem nangu bañ leneen di ko ci fekk ba mu génn ci xat-xat yu mu ne ngir mën a taxaw kon moom tey jii mun nañ comprendre décision bu mu def ngir mën a wuju nguur gi di rejoindre rek yeneen transhumance yi beneen jàngat bi ñu ci def mooy Cheikh Tidiane Gadio dem na gis nañu ay nit yu bokkoon PDS tey jii Madické am na ñu ne jege na Ousmane Ngom kii ni Modou Diagne Fada ak ñeneen ak ñeneen tey jii bu ñu doon lim bi du am fu mu yem bu ñu doon lim bi du am fu mu yem ci ñuy fekk est-ce que nekkul na libéraux yi ñoo nar a daje ci ëllëg parce que am na ñu naan ñàkk candidature bu PDS est-ce que nekkul ni Macky Sall ak Ablaye Wade complot la rek parce que mën nañ daje ci ëllëg parce que fulla bi libéraux yi am parce que Ablaye Wade def na 50 ans la bëgg libéraux yi yor ko nguur gi 50 ans dañuy ñaan yàlla mu gudd fan mais est-ce que dina ko fekk ci kanam mais loolu mooy yéeneem est-ce que yéeneem boobu nekkul ni dañ koy matal ndaxte politique du ëmb day xëy wasin ñu ngi koy matal fulla doon nag leen ëpp parti socialiste moom ñu ngi toroxalante seen biir di tëj Khalifa di rey kii di tamante dëmm amul sax candidat ñoom rey nañ seen bopp li Adja Aram Dieng doon wax ku rey sa bopp dee parti socialiste xaru na rey na boppam kon tey jii jàngat boobu mun nañ ko def jëm ci wàllu boobu mais beneen jàngat bi ñuy def mooy parti yi nekk ci gauche politique bi fii ci mim réew di Sénégal mooy gauche bi bu problème yi bëri musaan am jëm ci wàllu ndox mi ñuy tudd tey ak Suez jëm ci wàllu njàng mi jëm ci wàllu koom-koom pétrole ni gauche bi danaan taxaw di def ay réunion di def ay ndaje naam ñoom ci wàllu élection daawuñu am suffrage yu bëri mais dañ daan gis gauche bi am baat bu rëy ci élection maanaam mun a ñëw taxawu askan wi ci lu bari waaye tey mun a ñëw taxawu askan wi ci yeneen i yitte yoo xam ne tey jii dañu koy am ñoom waa gauche bi ci wàllu politique kon yooyu yëpp tey jii di laaj ay njàngat jëm ci gauche bi ak nu waroon taxawee parce que boo xoolee ay LD ay PIT ay parti lañ yoo xam ne ci élection daawuñu am baat yu bari mais ñoom seen proposition yu ñu doon def ay kaddu yu ñu daan am ak liñ daan bérél di ko yëkkati di jëm ci askan wi bu jàng bi amee problème ndox mi am problème li jëm ci wàllu pétrole courant gauche bi dañ daan génn ñoom di wax parce que yow lañ xamoon ay Bathily xamoon ko ay Landing Savané xamoon ko ay Amath Dansokho mais tey ji gauche bi ci wàllu politique ñoom ñëpp Macky Sall da leen a rey def leen ci poosam ni mu def genn wàllu PDS def ko genn wàllu PS gauche bi moom eggul sax ci loolu gauche moom dañ leen a maasaale naam am na ñenn ñuy bañ lu mais amuñu kattan gi ñu bañee parce que li gën a symbolique ci gauche bi ñu ngi ci wetu kii di président Macky Sall kon tey ji équilibre boobu day poser problème ci jamono ji ñuy wax mbiri pétrole di wax ci mbiri Suez ak ndox bi ak SDE ñuy wax ci yeneen i ponk ñeel wàllu njàng mi di wax jëm ci wàllu ko koom loolu lépp tey ji ñu koy xool tey ji gauche bi waroon ko taxaw mu des mais loolu boo xoolee ñor bi président Macky Sall ñor ci politique aussi loolu bu ko jël parce que politique tam maslaa bi bariwu ci peut-être cohérence ci politique man maa ngi koy jàngat un peu ci El Hadj Malick Gakou parce que moom socialiste la législative bi ñëw na nee na moom du jàppale Abdoulaye Wade parce que socialiste jàppale Khalifa mi mu bokkal parti socialiste moo ko gënal jàppale ki di Abdoulaye Wade loolu lay cohérence ci wàllu politique cohérence boobu nag ñii politique Sénégal yëpp dañ ko xaw a manqué kon il est temps que mais moom parti aussi tey ni mu war a yëngatoo parce que tam boo xoolee grand parti benn loxo la kan mooy yëngatu mooy El Hadj Malick Gakou benn nit ana ñeneen ñi fu ñu ne ana Idrissa Seck am na lu muy waajal mais temps bi du xaar kenn ñi ngi jëm ci élection yi yegsi na ana waa parti réew mi bu dul Idrissa Seck koo dégg koo gis kon tey jii ñuy poser plusieurs questions ci géew politique bi fii ci même réew di Sénégal il est temps que ñu xam fa la ñu jëm mais tey jii mbir mi dafa lëndam leerul boo gisee tey jii ku mel ne Bougane Gueye Dany mën a génn nit ñi di ko bàyyi xel di yaakaar ni mën na doon dara mën na doon dara xam luy lool parce que la nature a horreur du vide ñu waroon a wane seen bopp ñoo fi nekkul kii di Khalifa mi ngi ci kaso bi Karim Wade nekk fi kii di Idrissa Seck kenn déggu ko kenn gisu ko ñeneen ñi transhumé nañ fekk Macky Sall gauche bi waroon a def équilibre bi nekkatu fi kon tey jii ku mel ne Sonko wala Bougane Gueye Dany ñoom loolu seen avantage la dañuy mën a feeñ wane seen bopp kon ñi ngi jëm ci ay élection yoo xam ne tey jii ay laaj yu bëri ñoom ñoo ci tënku mais ba léegi réponse bi mënuñu ko am du ñàkk internautes yi ci xalaatu bun xataab sur la teranga.info ak la Teranga TV mënuñu ci indil ay tontu di leen jaajëfal bu baax a baax ba beneen yoon incha allah ci la Teranga TV ci YouTube.
TV